tey daal vraiment daal. yeewoo ñoog bànneex daal nuñ ko waxee noonu. metti na lool dëgg yàlla. nañ ko metti na lool. waaye yàlla na ko yàlla yërëm xanaa rek peut-être Alaaji ñu poursuivre rek ak waxtaan wi léegi nii da nga fekk ñuy waxtaan ci poste bi nga xamante ni fi mu ne nee nañ ni daa sëngeem wala dafa tàggatémbe comme ni ñu koy waxee parce qu'on parle de poste buy dem ba fi mu ne mënatu sax fay mandat wu 5000 francs mandat wu junni day na waar. poste kenn am na ñuy woote plan Orsec si Macky Sall bu dee jar na ko. poste daal kenn suuxalu ko lu dul ki ko jiite. dafa ñëw fekk directeur poste ba fi nekkoon gis ay détournement ak ay marché yaa ma neex mu teg ci taabal ji nañ rembourser poste tant ay millions xaw ma ay milliards mu dàq ko. keneen ñëwaat fekkaat fu même tur boobu noonu mu waxaat mu dàqaat ko. syndicaliste bi ñëw di wax ñu agressé ko ci kanamam est-ce que moo ko deflu wala deflu ko ba noppi ni pat kenn du ko dudd intouchable ñun nag xamuñu lan moo xew poste nekkul infrastructure wala société buy dellu gannaaw mënut a nekk poste warut a dellu gannaaw parce que poste fu jamono toll mun na ànd ak moom ñoom sax am nañu benn bànqaas bu tudd jot naa ci boo xam ne ay colis lay yóbbu mais boobu bu ñu ko accéléré jox ko xale yi léegi ni ñu jàngee ni ñu amee flair ni ñu xamee ne àddina yi doxee mais léegi concurrence ay DHL c'est-à-dire xaalis bi la ñu awalewul fi ñu warut a awale mais boo demee poste nga xool nombre de colis yi fay wàcc par jour mooy seen poste bi man daawoon naa fa jëlee ay colis ci ay marchandises yu mënoon jënd Arabie Saoudite bi nekk côté COSEC noonu mais li fay wàcc ci ay colis par jour kese ñoom bu ñu créé woon benn service de distribution wala livraison donc nga xam ne kenn dootul dem membre yi dootul dem di jëli sax ay colis mais dañ ko yóbbul mais loolu donc mën nañu am benn sous service bu ndaw boo xam ni mais daanaka mën na fay xaaju liggéeykat yi mais yëf yi dafay am vision te xaalis bi def ko fi ñu ko war a def mais mënoo am salaire u 10 millions keneen am salaire u 10 000 ba noppi et puis xaalis bi IPRES di awale ci poste finance mais du gratuit transfert d'argent la boo xam ni waa IPRES dañ leen di fay commission xaalis boobu xanaa loolu niilul bu fekkee loolu doxul mais poste mënut a am benn vision mënut a am benn xalaat pour génn ci guddi gi mu nekk ah kay njiit la amul parce que am na ay borom xam-xam gis nga Mamadou Fofana gis nga man recrutement li ñuy woowee recrutement politique souvent ma contre ko mais souvent duma ko contre xam nga la moo tax parce que chaque recrutement politique fi muy gën a nekk mooy ay kuddu ay LONASE ay poste ay nangam parce que genre société yooyu waruñoo mën a ñàkk antan lépp lu tegu ci seen kaw parce que xam nga la moo tax moo kilo ceeb bi ngay dépensé ñu yem yaa si mënoo xëy mukk te doo togg añ sa kër loolu moo tax ñiy jaay consommation nii ak client bi ci koñ bi seen affaire di gën a dox kudd chaque jour nit ñi dañuy lekk dañuy naan ñaata étudiants ñooy añ par jour ñaata étudiants ñooy ndekki par jour ak lu ñu ko subventionné dina permettre kër gi am fond bu muy doxee mais noonu la mel ci LONASE lan la dépensé jënd leen joué antan na luy tegu ci kawam antan na ko mais poste ni jamonoy doxee antan na ko tey poste mënoon na sax gagné marché diggante ministères yi ak trésor public ak diggante mais poste kenn xamul ñaata structure la mën a créer c'est comme ab étranger moo mën a ñëw Sénégal créer fi Yango ngeen baal ma ci li ma tudd tur bi client bi amatul jaaxle ci jël taxi ki yow mi am sa oto dama woon a am client jaaxleetu ci am xaalis par mois boole ci moom mu ci récolter ay millions par mois benn nit te dëkkul Sénégal way saka waa Sénégal mën ngeen wax ne waa poste mënut def lu mel ni Yango mënuñu ko mën nañu lu ko ëpp njiit ya fa nekk dañuy taylu bëgguñu développement ci Sénégal am nañu xam-xam bi mën na ko Abdoulaye Bibi Diallo xam na lu ëpp loolu am na xam-xam bu ëpp boobu dañoo bëggut a doxal nañu waxante dëgg poste yenuwul dara lu ko diis li mu yenu xaaju koo diis ànd na lu ëpp li mu yenu dañu koo caxatee tout court. Oui, voilà, en tout cas peut-être que le problème bi c'est beaucoup plus profond que ça en tout cas Mambé
ayca kon mën nañ ko non dañ koy dëxëñ sax parce que instant bii moom. ayca door ko yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci li nga xam ne mooy problème mu Dauphina wala Dauphin bi nga xam ne moo yëngal biir coalition Benno Bokk Yaakaar ndax nee nañu fu mu nekk nii am na ci ay leaders yu fi nekk yoo xam ne nii seen bët yëpp ñu ngi ko teg ci chaise président Macky Sall sa palais de la République ndax nee nañu kenn si ñoom Idrissa Seck Ndamal Kajoor ñëpp jàpp nañu kon fu mu nekk nii bëtam tegu ko fenn lu dul si toogu njiitu réew mi ba noppi it mi ngi teg ay pexeem du lenn lu dul jël parti réew mi yekkal ko président Macky Sall bu ko yekkalee ba noppi ñu jël APR ak parti réew mi boole ko comme Mburox Sow bi nga xam ne ñu ngi koy wax jël parti réew mi ak APR daal di koy def benn parti bu nga xam ne nii grand parti présidentiel la ñu koy tuddee waaye bi boobu mu xam ne boobaa moom it am na ay concurrents yi taxaw ci kanamam ñoo xam ne ñoom it jël nañ seen bët teg ko palais bokk na si ñoom kii di Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Aminata Touré Aly Ngouille Ndiaye loolee ci boppam ñooñu jël nañ seen bët teg ko ci chaise yi njiitu réew mi waaye Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sa assemblée nationale nag xam ngeen ne xëccoo bari na lool ci biir Yewwi Askan Wi si am benn candidat bu nga xam ne nii mooy nekk assemblée nationale waaye Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké nag moom dafa mel ni mi ngi cokkaas kii di El Hadji Ahmed Aïdara ndax mu ngay xam ne kon nekk président assemblée nationale wuute naax def revue de presse moom Cheikh Mbacké moom nag léegi moom nag moom noonu léegi moom na wax qualification bu dul revue de presse moom waaw Cheikh Abdou Bara waaw Cheikh Abdou Bara waaw moom la El Hadji nee na nga wax ko yow au moins que xam nañu revue de presse lay def mais yow looy def loolu nga ko laaj waaw ok bu ngi lay mais da ko ëpp base politique fuufi ndolle waaw fuuf nañu wane seen i base dinañ ci ñëwaat ñu ñëw ci Vox Populi député socialiste yi noonu mer nañu nag mere nañu El Hadji Ahmed Aïdara ndax nee nañu moom moo wax ne am na ñeent ñu nga xam ne mi ngi waxtaan ak ñoom te pare nañ pour voter ko ñoom nag weddi nañu ko te nee nañu soo moytul plainte si boppam daañ koy yebal kii di El Hadji Ahmed Aïdara Yewwi Wallu le grand reniement ndax dañoo gis ne candidature yi nga xam ne bari na lool ci biir coalition Yewwi Wallu intercoalition bi soo moyul nag dana tax askan wi ñu si bari daal di leen fi doxee jéppi tour de chauffe autour d'un fauteuil ñu gis ne kon présidence bu assemblée nationale candidat bu opposition bi nga xam ne kon jur na coow Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly président nekkal fi Sénégal nee na fi mu nekk nii ñoom ci boppam xam nañu ne am na ñu leen rax ñoom waa coalition intercoalition Yewwi Wallu am na ñu nekk seen biir di xëccoo ngir nekk président assemblée nationale di teg seen candidature alors que ñooñu ñëpp xam nañ ne pouvoir bi moo leen parrainé loolu ay kaddu la yu nga xam ne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom moo ko xamle waaye El Hadji Ahmed Aïdara moom it tontu na leen ci source A tontu na leen ci source A ndax ñëpp xam nañ ne El Hadji moom boo ko yebee daa fekk rek mu toog baa muy nelaw ndax moom nee na leen lii nga xam ne ñu ngi koy wax naan moom moo fi wax ay socialistes tout ça nee na loolu amul yenn presse bi ñoom ñoo ko def te xam na lii tax loolu ñuy wax dara musu kon waa parti socialiste bi ñu gaaw ko ba noppi it andi na ay leeral ci li tax moom ci boppam mu samp nëndëm ngir nekk si présidence assemblée nationale nee na lu mu mën a jiite la te loolu nag dafa leer te ñoom waa coalition intercoalition Yewwi Wallu moom ci boppam dafa mel ni dëj na leen seen ànd ndax teg na lu nga xam ne ni nee na mënuñu ko teggi ndax nee na li tax ñu rejeté candidature am alors que nag bu ñuy fàttaliku tegal na leen ñeenti point bi si njëkk moo di kii nga xam ne mooy Maïmouna Bousso dañ ko investiroon ci 80e place bi Cheikh Tidiane Dièye di ko contesté Khalifa Sall daf ko yemale ne ko Maïmouna Bousso mii leader la te Aminata Kanté du leader loolu te moom nee na El Hadji Ahmed Aïdara kan moo ko gën a nekk leader ci biir coalition Yewwi Askan Wi deuxième point bi El Hadji Ahmed Aïdara nee na moom mënul comprendre mu nekk membre conférence des leaders yu ba noppi signataire charte bu Yewwi Askan Wi mu posé candidature am officiellement xamal leen ne moom képp moo ci membre conférence des leaders samp na dem ngi nekk président bu assemblée nationale ñu bañal ko ani fu ñu ko teg beneen point bi troisième bi nee na boo seetee ba si biir ñoom ci boppam bi ñuy defar liste yi liste département yi ak national leader yi yu bari dañoo daw làqu ji ci liste nationale bi mais moom mu dëggal boppam dem département yàlla may ko ci ndam xanaa kon moom mooy kàngam xanaa kon moom leader donc bu ñuy wax base xanaa kon moom moo kam mooy li nga doon wax sànq mooy tontu bi wax na dëgg de gaa yëpp dañoo chef de parti yëpp dañoo demoon làq national moom mu imposé wu département yàlla may ko ci ndam kon kenn gënu koo nekk responsable kenn gënu koo nekk leader ba noppi it quatrième point bi mu ne leen nañ andi jurisprudence Barthélémy Dias fii la ko Ousmane Sonko yemale am lu ñu doon wax mu bëgg ci dugal kàddoom ñu ne ko doo leader noppil lii waxu leader yi la mu daal di rasu kon nag moom ci boppam bu waxee war naa wax bu sampee war naa samp ndax leader la ci biir leader yi ngir coow lu jeex nag ñoom waa coalition Yewwi Askan Wi dañ ko laaj CDR moom El Hadji Ahmed Aïdara waaye Yewwi Askan Wi dañ ko laaj CDR ndax nee nañu kat bu dee politique am na expérience
bu dee fit am na ko li des kay mooy xool ndax am na xam-xam bu toll ni background bu dool ni mën a jiite fee nga xam ne moo di assemblée nationale maanaam wuutu fa Moustapha Niass foofu la ñu mujj ñu jàll ci Barthélémy Dias ak nag réew mi quotidien mën na ko de aja ñoom si biir ñoom en tout cas nee nañ ko si CV il faut nga jox ñu ko dina leen ko jox tey dina leen jox CV na leen jox CV mën na ko ndax def na formation de bu fekkee am na ñu ko xamaa mani la dina leen ko jox tey réew mi quotidien ñëw ci daañu gis CV bu saf bu diis ganna background bu mat sëkk wallaahi ayca réew mi quotidien ñëw ci présidentielle 2024 coalition Yewwi Askan Wi Barthélémy Dias ndekete danger la ci biir opposition bi danger la ndax ñëpp xam nañ ni imposé na boppam ba nekk député ak maire te fitam rek moo ko may benn ñaar te ñëpp xam nañ ne lii di raam ci ñeg bi la jëm te bu fa yeggee du may dara Ousmane Sonko ñetteel bi mooy dina imposer boppam ci présidentielle 2024 Barthélémy Dias ba tey kon nag loolu bu dikkee bi yee boo ñu xam ne ñaaru kuy duñu bokk mbalka fi ñu jëm aajawul woo seeti ji Selbé Ndom wala keneen aajawul gisaane moo di Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias clash dafay am ku nekk dafay demal boppam ndax présidentielle 2024 ñu jëm ci le quotidien ak gaz bi nga xam ne ak ressources yi nga xam ne mooy gaz de pétrole président Macky Sall nee na coow li jaru ko fi ndax transparence la ñuy doxal kon nag jot na ku nekk nag xam na ngay waxee ndax lépp tëddee ñaaxaanaay la xanaa ku bëggul gis rek moom mooy wax waaye ñëpp xam nañu ni suñu gaz bi suñu pétrole bi exploitation bi lépp aw ci yoon. l'exclusif dafa ñëw ci détournement de collecte de fonds ak abus de confiance ñeenti doomi pend naar yii ñi ngi nii Khalifa Sall Ousmane Sonko Malick Gakou foofu kii ku mu damay fàttali Cheikh Tidiane Dièye la bu pur en tout cas mi ngi nii ñeenti ñii ñoom la ñu tuumaal ci détournement bu nga xam ne 500 millions Cheikh Tidiane dañ leen tuumal ci détournement bu nga xam ne nee nañ 500 millions ñoom nag Sonko Khalifa ak seen i ñooñ andi nañ ay pièces justificatives yuy wadde ne kon li ñu leen di wax dara amu si mais société civile bi nee na loolu yëpp ay dóor la dara leeru détournement de collecte de fonds et abus de confiance mooy ñeenti ñi plainte nag mi ngi seenu ndoon plainte waaw xam naa ñoom i neen critique yéen kaay yi ñëw ci Yewwi wàllu présidence assemblée nationale ndax dinañ am benn candidat wala ku nekk dafay imposer boppam en tout cas laaj bi samp na ci yéen kaay bi ñu jàll ci li nga xam ne moo di li ñu doon waxtaanee sànq poste jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel bu ñu demee ba nga xam ne mandat wu 5000 francs mënuñu ko génn ca kër googee kër gu doon ni poste ça veut dire que moom doon amul sax lu ñuy lam-lamee kër gi nekk na kër dem si yàlla xanaa kay xool ni ñu koy yëkkatiwaatee coowal bés ak césarienne bi nga xam ne moom moo jur coow jàppale ne foofee sa Kédougou Fatou Mamidoura Diallo médecin chef bi nee nañu nag soo moytu dinañ plainte waa Libération ndax xibaar film horreur bi nga xam ne jox nañ ko askan wi démb dara musi andi nañ ci ay leeral la l'observateur mel ni ñoom it ku leen di weddi l'observateur xamal na dikkaat na également ci ay li nga xam ne rek moom mooy ay témoignages yu nga xam ne nee nañ jéggi na dayoo metti na lool horrible révélation yi nga xam ne am na ci autopsie bi xale bi césarienne bi nga xam ne dañ ko doon jéem a defal yaay ji mu raté waaye également ni ñu bëgguma wax sa dagg bopp bi waaye nañ puxatee bopp bi wax yéenekaay bi dikk na ci jël ciseau daanaka ciseau lañ utiliser laata muy génne daanaka faatu na ndax dafa xoju ndax bopp bi rek jot a génne yooyu yëpp yéenekaay bi kon dikk na si ñu jeexalee le vrai journal ak jàmbatuk waaye retraité yi fu mu nekk nee nañu fii ci réewum Sénégal nekk fi retraité rek moom mooy yaa ngi jaxal na ma nekk fi retraité ndax nee nañu benn pension yi daanaka moom nga taxaw si mbedd mi di yalwaan moom moo ko ndax suukalul sax café loolu moom nee nañu góor gi Ndiaye bu ancien technicien dans une entreprise publique moom moo ko xam ne Pape Dia ancien gardien la nee na fu mu nekk nii dundaam moom dee ko gën waaw moom fu mu nekk nii fu mu tëdd dee sax fu mu nekk lay lijjanti daf ko amagul Diallo moom ancien chauffeur waaw moom lay lijjanti daf ko amagul parce que fii fépp litige foncier la foo tëdd ñu ne la di sama suufu maam la fu mu tëdd dee lay fu mu nekk amagu ko yow maam rek non réew mi foo dem litige foncier la ba mel ni da nga lañ amul xëccoo ba léegi moo tax amagul fu mu tëdd dee amagul moom lay lijjanti fu mu tëdd dee ne amagu ko kii di El Hadj Diallo ancien chauffeur nee na moom li mu amee li ko métti dëgg mooy jour bi nga xam ne romb na benn waay ci mbedd mi di ko ñaan xaalis ndekete yoo faru doom ji la faru doom nee na googu gàcceem doonul lu muy fàtte ndax ñàkk rek dem retraité li mu daanaka lu muy am dara jariñu ko mu romb benn waay ndax kër ga dëgër na lépp metti na 12 000 francs
nee na mu ñaan ko ndekete yoo faru doom ji la ñaan xam nga ne waajooju moom bu nekkee benn Mamadou Fofana nii day dem dicté loo am ca kër ga nekk sa bàyyi man lay ñaan sabula non damay toog Mamadou Fofana nag responsable la fekk naa ko géej waay si weekend bi ma ne tey mbaxane Mobutu nga def waaw mii nag sam papa laa ko doon ne